yooyu yëpp ñun dañ ci yëngatu parce que askan wi moo ñu tax a jóg moo ñu tuddee ko coalition citoyenne le peuple. ñu ngi ciy dox nag boobaak léegi am na ci yu nu am ndam am yoo xam ne ñu ngi xeex di continuer. gëm ne dinañ ci am ndam parce que comme ñun xam nañ ne dañuy xeex pour askan wee tax ñu koy xeex muy askanu Sénégal le peuple sénégalais. gëm nañ ni wax dëgg yàlla mën nañ cee am ndam mën naa am yu yeex nag. waaye ba fa muy mujjit ndaxte réew mi sénégalais yee ko moom. kenn amu fee droit di fi wut sañ-sañ yoo xam ci sa sañ-sañu bopp nga koy teg parce que ku fi am ndombay tànk. wala kun fi fal kala fal jox la ndombay tànk askan wee ko jox sañ-sañ boobu. kon nag ñun ñu jàpp ni. li ñuy taxaw nii tant que askan wi ñu ngi ciy ànd ak ñun gëm nañ ni wax dëgg yàlla dañ ci am ndam. parce que justement par rapport ak loolu noonu seen combat bi ak askan wi adhésion populaire bi ñu ci nemmeeku gis nañu que ne vous étiez dans la rue yéen a ngi woon génn di manifester di ñaxtu di kaas ba ñenn ñi sax ñu tegoon leen loxo ma bëgg a xam tey jii nii qu'est-ce qui a changé dans votre démarche. waaw effectivement ñun coalition citoyenne le peuple daanaka ci jàpp yi ci kuréel yi ñun ñoo ëpp la ñun jàpp. parce que ñun c'est vrai que ñu ci gën a siiw rek la ñuy lim. waaye dañu ci gën a siiw. ginnaaw y avait d'autres. waaw y avait d'autres parce que bu ñu jëlee ñun njëkk a jàpp muy ku ci mel ni Abdou Karim Gueye xurum xat nga xam membre fondateur la ci coalition citoyenne le peuple. ak ki nga xam ni moom mooy man mii Dame Mbodj nekk également membre fondateur coalition bi ñu teg ci Clédor Sène nga xam ñoom lañ toog jàpp également. teg ci Assane Diouf moomu teg ci Assane Diouf. ñooñu lañ ci xam. ñooñu lañ ci xam. ñooñu gën a siiw. voilà. waaye danoo am ñun bi ñu jàpp dañoo jàppandoo yeneen responsable moo tax dañ toujours dañ naan Dame Mbodj Abdou Karim Gueye et compagnie. parce que ñooñu dañoo nekkoon fukki nit ak juróom-ñett yoo xam ne ñun ak ñoom ñoo bokk ci coalition bi. ñu jàpp ñu ci jàpp jaay doole. naam ñoom comme presque mënuñu liimandoo fukki nit ak juróom-ñett. dañu tudd ñu si gën a siiw rek dañ doon jël rek ñu gën a siiw. loolu maintenant nag ñun ñooñu ñu jàppoon dañoo génn. am ñeneen ñu ci jàppaat ñuy taxaw di xeex pour ñu bàyyi ñëpp parce que jàpp nañ ni kuñ ci mën a jàpp rek détention préventive lañ la jàpp. tey jii nii lu ñu mën a jàpp ñoom ñëpp ñu ngi ci biti génne nañ ñëpp. waaw actuellement de bu dee coalition citoyenne le peuple. waaw ñi nga xam ne ñoom lañ jàppoon suñu tur ñëpp ñu ngi ci biti. ñeneen ñi nga xam ne ñoo des te ñu leen di bàyyi ndànk-ndànk ci région yeeg fépp lim bi presque naqaree am parce que dafa am ñun jàpp ci seen i kër. ñoo xam ne peut-être amuñu sax fu ñu ko yuuxoo nit ñi xamuñu leen. moo tax mënuñu xayma ñaata ñoo des ak ñaata lañ génne de manière générale parce que gis nañ daal am na vent d'apaisement buy am. te ñun leen jàpp rek mooy li gënoon mooy ñu recenser ñëpp ñeen jàppoon ci manifestation yi bàyyeendoo ñëpp parce que injustice sax day amaat foofu parce que mënoo ñëpp nga jàppandoo leen ci mbir. ka nga xam ne moo doon ndey mbill ki nga bàyyi ko mu ñibbi këram. te ñu ko doon xeexal ñu téye leen ci biir te ñu ko doon xeexal nga kon ne leen téye te ñooñu doon ko xeexal ña sa gën a siiw nga bàyyi leen ñu ñibbi. ña nga xam ne kenn xamu leen te kenn ëpp leen àq ak yelleef ci réew mi ñu bëgg leen a loolu mën na indi frustration sax mën na sax tax gars yi bañ a gëm ñi nga xam ne ñooy leaders yi parce que bi ñu bàyyee Ousmane Sonko par exemple am nañu bëri ñu jàpp ne il est dehors mais ñeneen ñi nga xam ne ñoo ko doon xeexal bañ teg leen loxo ñu ngi ci biir kaso bi xaw nañ fa yàgg nag amaana tey jii nii am na ñu ci bàyyi mais loolu noonu dafay indi ay frustration. effectivement ñun moo taxoon bi ñu génnee ñun ñëpp ñu jàppoon ni tant que bàyyiwul ñëpp duñu arrêté. li ci bees rek mooy ñun benn ko defee danoo jàpp sunu waajal sunu manifestation waajaloon ko ba ni suba lañ koy def matuwaay yëpp jëloon nañ ko. kilifa yi gis ni lii mën naa juraat la nga xam ne moo fi amoon ba ay bakkan rot. parce que ñun jàpp nañ ci contexte bi préfet Dakar du ko woon autorisé te su ko autorisé wul woon te jàppoon nañ ni ba ca àjjuma ja autorisé ko woon te ñun dañoo pare woon pour xëy samedi. dem def suñu manifestation ci ku xam nañ ko waajale woon la amoon rek moo nar a amaat mu jur musiba ci dëkk yi. daam am na lu ngeen doon xeex. am na loo xam ne moo nekkoon seen combat initial moo leen taxoon a jug mais dafa mel ne dañu leen a divertir bi ngeen dem ba ci biir parce que dañu leen a téye mujj gi combat bi nekk seen libération léegi ma bëgg a xam combat bu njëkk bi nga xam ne moo leen taxoon a jug fan ngeen ci toll ak ban satisfaction ngeen ci am. waaw combat bu njëkk bi day am na ci loo xam ne comme ni ma ko waxee. parce que jaay doole gi ci dëkk bi moom ku ne gis na ko. parce que ñëpp dañoo war a nangu ni ñun comme ni ñu ko waxee xeex nañ yeneen xeex yoo xam ne mën naa cee lim ay yokkute yi doon am ak ay surtout bi nga xam ne moom la Orange doon def di yokk tarifu téléphone beeg yooyu taxawoon nañ ci ñun coalition bi xeex ci maintenant coow li ñu dab nag ñu gis jaay doole bi amoon ci bi bëgg a jëli Ousmane Sonko nañ ko defee patamee bañ bëggoon def dem jëli ko këram convoqué ko te moom mu am immunité parlementaire et cetera. te ñu xam li nga xam moom la sartu réew mi waxoon loolu bokk na ci tax ñu dugg ñun ci xeex bi li ñu bëri xamul bu yëf yi jaaroon yoon kenn duñ ci dégg. mais dañoo gis ne jaay doole da cee amoon te ñoom ñoo juum ba indi fi fitna ci réew mi parce que bu ñu ko jaarale woon yoon rek encore une fois du woon am benn coow maanaam ñu toogoon bàyyi rek dal rek. ba ñu lever immunité parlementaire te kenn gisul parax parax
kon loolu ñu doon jéem a gëmloo nit ñi que ñaari sénégalais la du andi benn coow mais dañoo gis ni para da cee am ñuy dem di jëli ko am dafa am immunité parlementaire parce que avocat yi dañ ni bu fekk ak ñëpp ñu am jàng nañ droit dañ ni bu fekkente ne flagrant délit amul ci député te flagrant délit comme ni ñu koy waxee mooy loxo si poche wala mu am ndiiraan mu la topp ca lan lay tuumaal ndiiraan nag bokkul ak li nga xam ne moo xew ci àdduna mooy média fi mu toll léegi lu xew une minute lay am rek ñëpp yëg ko ci àdduna bi presque ndax information bi mais loolu taxul ñuy wax flagrant délit flagrant délit mooy ñu jàpp la loxo ci poos wala même bu ñu ko gisulee ci comme ñu ne wuub sàccee nit ñi topp sàcc bi nit ñi topp la loolu la ñuy wax clameur publique moo tax gis naa avocat bu ko doon jéem a layal sax naan coow li ko topp déedéet coow li bu ñu ko defee média bi la coowu média bokkul ak fañ ko defee parce que le texte est clair. maanaam bu ma la comprendre li ñu mën a joxe comme explication bu leen flagrant délit mooy bu doon dafa génn barab bi ñuy massé am lu fa xew ñu ne jàpp leen waajaa nga ne ñu topp ko maanaam comme dañuy wax lii lu mel ni par exemple ñu yuuxoo daw topp ko am ndiiraan topp ko loolu la ñuy wax ne bu amoon tamit mën nañu ko tuddee flagrant délit naam teguñ ci bët d'accord léegi daam donc loolu moo tax ñun coow loolu moo andi ñun ñu taxawoon dugg ci di jaay doole mi ngi am te ñun suñu rôle ñun société civile mooy ñu encadrer les libertés encadrer état de droit encadrer démocratie bu ñu demee nag ba loolu lépp yem bu ci xëccoo dese nag ñu bàyyi ñi xëccoo ñu dem xëccoo waaye nag danoo war a fexe ba yemale nit ñi ba nga xam si kenn du boddi kenn du jaay doole kenn ñu tënku ñun ñëpp ci sàttu réew mi loolu moo taxoon ñun coalition citoyenne ñu taxaw teem ni lii fi am daal jaay doole am na ñi ñu tegoon loxo teggi nañ leen loxo Ousmane Sonko dellu na këram yëf yi xaw na dal religieux yi dugg nañ ci waaye yéen le peuple toogu leen yéen a ngi dajeek ay kilifa boobu ak léegi est-ce que mën nañ xam la moo waral boobu combat waaw li ko waral ak méthode boobu surtout waaw boobu naka jekk da daan am wax dëgg yàlla comme ni ñu koy waxee ñun dañuy wax toujours ni ñun coalition yëpp société civile de manière générale kenn mën cee dindi kilifa diine yi parce que encore une fois société civile mooy kuréel yi nga xam ni ñoom xëccoowuñu nguur waaye nguur gi da leen a amal njariñ nag parce que nguur gi mooy doxal réew mi kon nguur gi koy jot da ko war a jot ci anam yu sell kon bu jafe-jafe amee ku ci nekk da ngaa am loo war a liggéey ñun association yi ak collectif yi ak coalition yi nga xam si ñoom nekkuñ di xëccoo nguur ak di xeex nguur ñun lu xew ci réew mi dañoo war a intéressé noonu la intéressé kilifa diine yi moo tax bu coow amee ci réew mi ban jaaxle ñoom kilifa diine yi ñu tudd leen ay régulateurs sociaux nga xam ne bu jiixi jaaxa amee ñoom day ñëw joxe seen xalaat wax ni jëm leen bii boor pour intérêt réew mi kon ku mel ni sëñ Mountakha sunu sang bu tedd bi bu ñu demee ba waajal lu toll noonu ñëpp xel yi tiitoon parce que Sénégal ñëpp ngi doon tiit ni li amoon ci ñetti fan yi ba fukki nit ak ñett dee ci loolu ñu doon waajalal dañ doon bañ ñu tegaat ko ci kaw taabal ñu jàpp ni ñoom bu ñu ñëwee ñaan te dañuy leeral foofu aussi ñaan bi ñoom ñaanoon nañ kenn mayu leen mais bii yoon bi yëfi jaxasoo ñabañoon sax ñoo sàkku ñaan bi parce que ñun biñ demee waaw ñoom ñabañoon ba leen kilifa yi ñaane bi yëf yi tàngee ba jur li mu jur te ñépp naqarlu ko te ci seen coobare ñoom ñoo sàkkuwaat ndax kilifa yi ñaan bi ñu ñaanee nag ñun nangul leen parce que ñun suñuy kilifa diine jàpp ñu ni ay citoyen ordinaire lañ ndax dañoo bokk ci réew mi lépp lu xew ci réew mi faruñu waaye réew mi lañ faral lépp lu nar a yàq réew mi dañ ciy dugal seen kàddu moo tax ñu ni nañ wër seeti xalif généraux yëpp moo tax ñu dem Touba seeti sëñ Mountakha seeti également xalif de Léona Niassène ci ñetti fan yi ñu génn seeti également kilifa gu toll ni imam Aliou Ndao seeti également xalif général des Tidiane ci ki nga xam si moom la jox parole mu Ndiol Fouta bi ñu demee tamit foofu ba pare ñu ne nag léegi fii ak suba jàpp nañ ni dinañ gisee ak jàngu bi maanaam le cardinal dinañ gisee également ak famille Layène dinañ dem tamit Ndiassane dinañ dem ci kilifa diine yi nga xam si bu ñu leen gisee Sénégalais yëpp dinañ jàpp ne ñun kat seeti nañ ñi nga xam si ñooy suñuy kilifa parce que ñun dañ leen a teg fi ñu leen war a teg ndaxte ñun nag ñun suñu réew dañoo am suñuy diine yoo xam dañ leen a fonk daam lépp lu xam ci réew mi rek dañ leen ciy dëgg ku seetee nit di nga wax jox ko dina wax it delloo la lan lañ mën a jàpp ci échange yi nga xam ne yéen a ngi koy am ak kilifa diine yi ñoom lan lañ leen ñaan waaye tamit leen du ma ne condition mais lan fan ngeen leen di xaar pour que peut-être yéen seen combat bi ngeen doon mener au début mu mën a aboutir à quelque chose de satisfaisant waaw bu ñu dooree ci ki nga xam ne moo na ñaanoon muy sëñ Mountakha nga xam daf noo yónnee délégation ba ñu waajalee lañ waajaloon te ñëpp yëgoon ko mu daal di yónni délégation boo xam si sëñ Bassirou Mbacké Porokhane moo ko jiite woon ànd ceeg délégation bu mag mu ñëw andil ñu message u xalif général sëñ Mountakha ne sëñ Mountakha nee na ngeen teg lépp ci suuf moo gën ci yéen gën ci réew mi su ngeen ko nangulee dina dem ca président de la république moom it mu ñaan ko
ne ko tegal lépp ci suuf ndax moo gën ci yow gën ci réew mi yéen ñaari boor yi nag ku ko ci may dana ko fésal ku ko ci mayu lit dina ko fésal ba àdduna bi yëpp yëg ne ñaan na la mayoo ko waaw loolu bu nu ko waxee ñun fasaase ñu may ko kon nag lii bu amee mu dal moom it quand même ñu gis ay efforts yu muy def moom président de la république moom it pour lépp dal loolu nag wax dëgg yàlla jaroon nañu dem waxtaan ak moom bi ñu demee nag nee nañ ko lii nu doon waajal defuñu ko woon pour yàq réew mi parce que manifester constitution moo nu ko may lu ñu moom la léegi lu nu moom la ñun préfet Dakar waru koo tere ay kilifaam waruñu koo wax ne ko na ko tere lii yoon mooy ñu encadré ñu bu ñu bëggee manifester am lu ñuy ñaxtu ak lu ñu metti ci réew mi ñu ne ko nag kon bëggu ñoo taal réew mi te lii nga xam ne ñu ngi ko fi yëgale ci fan yi ñu ko yëg ci fan yi mooy bot di konte ci xeet loolu ñun xamuñu ko ñun Sénégal loolu wax nañ ko sëñ Mountakha wax nañ ko xalif général Léona Niassène wax nañ ko tamit Tivaouane bi ñu demee te ñin war a seeti yépp ba ci cardinal bi daan dem leeral ko loolu ni ko lii nu bëgg a yëkkati suñu réew ay ministre gouvernement bi taxaw fi di jéem a andi bot di konte ci xeet ak ñoo xam ne sax wax dëgg yàlla koo xam ne gis nañ ko fan yi mu yëkkati nga xam ne wax dëgg yàlla patron de presse la wax loo xam ne ñëpp tiital na leen Sénégal ne loolu ñun xamuñu ko parce que xamul tax ñun Sénégal ñoo bokk suñu lépp bokk ay sët bokk di sëyante suñu biir amuñu problème mu xeet ñun Sénégal benn amuñu problème mu diine ñun amuñu problème boobu parce que diine yi fi nekk ñaari diine yi nga xam ne si ñoom ñoo nekk Sénégal dañoo séq jàmm séq lépp kon nag ñun bu ñu kenn gëmloo également que daan terroriste yu ñëw Sénégal ku nekk Sénégal xam nga ne li fiy andi woon coow bam bañ tegee ci suuf kilifa yi ñaan ñëpp teg ci suuf dara yëngootul Sénégal kon ana terroriste yi du woon ay terroriste ay sénégalais la yu am ñu leen lu leen metti yu dëkk fii ci Sénégal ak yu dëkk bitim réew ñu boole seen doole am lu leen metti di manifester ca bitim réew di manifester Sénégal parce que gis nañ ni am na lu dugg suñu réew ci ni ñu yore réew mi nu baaxul li ngeen di wax ni c'est pour la cohésion sociale voilà mais est-ce que tamit seen ay revendication wala seen ay fi ngeen di xaar kilifa gi waxu politique amoon na ci waaw xam nga waxu politique il faut nit ñi comprendre ni société civile ñoom xëccoowun waaye nag li politique da leen a intéressé parce que àdduna politique a koy doxal maanaam réew mi li fiy dox dañoo amal intérêt xamul tax élection bu amee sax société civile mooy organisé xamuñu bëri loolu leen di fàtte ñun dañoo bokk ci réew mi moo tax tey jii bu jàng bu exemple bu buñu demee ba nga xam si ay wotee ci des dañ naan jàngalekat yi yéen ñi nga xam ne ñëw leen ngeen ñëw bokk ci bureau de vote yi wala ñeneen ñi nga xam si ñoom xëccoowul ñëw leen ci bureau de vote yi xamul tax parce que dañuy bëgg ku neutre organisé ko mais nag mbir mi du sa élection kese maanaam waajal ga dañ cee am suñu xalaat ñun société civile loolu lañ ñuy def moo tax yi nit ñuy wax di jàpp ne ñun dañuy politique xam nga il faut ñu def la différence entre la politique politicienne ak ñi nga xam dañoo far ñun faruñu nekkuñ ci politique politicienne maanaam faruñoo bii parti wala bee xeexu mais daam nit ñi dañu la gis nga jege loolu Ousmane Sonko mu xaw a tey xel ñu bëri ñu jàpp ne boo faree rek objectivité ba nga doon àndal daf lay xaw a réer tey jii nii sa relation ak Ousmane Sonko nan lañ ko mën a jàppee non ñi jàpp ne dama jege Ousmane Sonko dañoo xamul naam Ousmane Sonko mi ngi seeti ay kilifa ak di seeti ay coalition ñun ñu yore coalition ñun coalition citoyenne le peuple mu ñëw seet si ñu loolu rek la ñun amuñu problème ci nit ni daf ñuy seet si ñu ne ko doo ñu seet si mais man musuma dem fenn foo xam ne Ousmane Sonko dafay def politique politicienne musuma bokk ci daraam kon nag loolu c'est différent maintenant nag bu dee sama position oui bu dee sama position bi ma am nag ci coow lii am man ma am ko ak sama coalition ñu xool ni jaay doole dafa am ñu taxaw wax dëgg gi arrangé Ousmane Sonko loolu c'est différent ñun faruñoo ak Ousmane Sonko dama far lu leer ci lu leer nañ kooku dama koy wax mu leer Sénégalais yépp ñun coalition citoyenne le peuple dañ fay nekk ci dëgg coow lii fi amoon ñépp xam ni ak jaay doole gu mett da cee am ak di jéem a faagaagal nit koo xam ne jàpp nañ ne lañ doon def ci yeneen opposant lañ ko bëgg a def loolu lañ taxaw wax dëgg te yàlla tax dëgg googu nag arrangé Ousmane Sonko nit ñi yaakaar ne ñun Ousmane Sonko lay jàppale ñun jàppale wuñ Ousmane Sonko dans cette affaire léegi dans cette affaire à aucun moment gisoo ne Ousmane Sonko tenir na discours bu dangereux wala def na attitude boo xam ne méngoowul ak suñuy bànqaasu république waa xam nga république bi comme jalgati da ciy am ci pàcc bu ne Ousmane am na droit jàngat li fi xewoon pour bañ la daloon ay moromam dal ko ku seet xam ne buñ jëlee cas par cas ñi nga xam ne ñoo ko fi jiitu woon ñu tuumaal leen ay mbir bu dee même bu dee tuuma yi bokkul dañ leen a tuumaal dama la jox benn exemple rek Khalifa Sall bi ñu ko tuumaalee ni dafa jalgati 1,8 milliard ci caisse d'avance mooy alal jum luubal yow su ma yàqee sa yëf nga ñëw ne sama yëf yi nga yàq mat na 5 millions wala 10 millions waa léegi nga dem porter ma plainte man ak samay mbokk ñu dajale ñëw ne kon ñaata la nga ne 5 millions la ñu delloo 5 millions yi wax ja jeexul léegi ñoom Khalifa Sall ne 1,8 milliard lañ ko jiiñ ay nit ñu ko jege ni ñoom mën nañoo cautionner 2 milliards waa léegi kay
wax dëgg yàlla 2 milliards kay bi ñu ko cautionné war nañ ko mën a defal liberté provisoire parce que moom xaalis te lañ ko jiñ ñu ko leneen mu nangu koo delloo ñu ne bëgguñu xaalis bi kon kay leeroon na naañ ni kii faagaaga loolu lañ bëggoon waa léegi loolu est-ce que tamit loolu yombul non yombul def ñu jàpp la nga joxe bu ñu jàppul woon kon doo joxe non li gën a garaaw mooy dañ ko jàpp nañ ko di joxewul dara te mujjul fenn xam nga booboo gën a garaaw booboo gën a garaaw kon kay la ngay wax moo gën a leer maanaam mu joxewoon gënul woon ci Sénégal Khalifa Sall bu fekkee ne ñoom dañoo jàpp ne dafa def dara mu jëloon 1 milliard 800 yi delloo ko ñu bàyyi ko ca maire Dakar mu kon ne mu wër ko ne lii ñemeetu koo def continuer liggéeyam bu doon rek intérêt réew mi ñu jël 1 milliard 800 millions ya dem def ko ci ay liggéey xëyum xale yi yaakaaroon ne moo gënoon ñaata liggéey lañ ci mënoon a créer donc loolu la ni actuellement tëj nañ ko tëju ko léegi lu ci Sénégal gagné c'est aussi pareil pour Karim Wade c'est la même chose pour Karim Wade bu ñu demee ba ne dañ koo jëñ nangam ay nit mën a dajale ñu delloo ko pour mu dugg ci keesu état ma nga bitim réew mais ñoom ce qu'ils disent mooy bu ñëwee dina fay xaalis bi maanaam kon bu ñëwul voilà il faut rester là-bas et ne pas payer rek li gën a gaaw rek man damaa gëm ni il faut ñu respecter sénégalais yi nit boo ko jiiñee dara ñooy alalu réew mi la yàq ay mbokkam dajale la nga ko jiiñ ñëw ni dañuy fay même ci quartier yi bu ñu jàppantee nit bu tooñee nit ay mbokkam ñëw ne la lan la tooñ nga ne ñun dañoo yàqal nangam ay mbokkam dajale lam la yàqal jox la kay wax ja jeex léegi daam yow bëggoon naa xam Ousmane Sonko fa laay daaneel loolu bu ko jàngatee xam ne kon nguur gi kat jaay doole lay def ñi nga xam ne yaakaar nañ ni man war nañ koo mën a wuutu waa kon kay moom bu gisee loolu moo tax man discours boobu mu def ñu bari naan Ousmane Sonko li mu wax dafa garaaw bu ko waru koo wax parce que kilifa la day xëccoo réew mi xam nga lu ko luy wax dëgg mooy dafa inspiré wu ci la daal Khalifa Sall inspiré wu ci li dal Karim Wade xam ne bu layamee comme ñoom ci kaso bi lay dee mu taxaw daal di def discours am boobu mu def woo ay nitam ñu ànd ak moom ni leen projet bii nga xam ne moom ngeen ma toppewu leen ma sama jëmm ji waaye lii ngeen gën ni man damaa bëgg a soppi Sénégal ci nin koy yore soppi Sénégal ci gis-gis soppi Sénégal ci ni ni salfaañi ak yelleef nit ñi ak di yàqate alalu askanu Sénégal lii ma bëgg a porter projet bi ñi ngi ko bëgg a faagaagal ndax man lañ bëgg a jël éliminer ma bu ko defee projet boobu dootu leen léegi daam bëggoon naa xam ba xam lii moo tax xale yi dajaloo daal ni projet bi la ñuy protéger Ousmane Sonko de projet bi muy porté moom la xale yi protéger ak waa adduna bi yëpp man sénégalais yi nekk extérieur soo leen dégloo dañ naan ñun Ousmane Sonko li mu bëgg a def ci Sénégal moo tax ñu koy protéger léegi yow bëggoon naa xam sa soutien à Ousmane Sonko soutien bi nga apporté à ce projet ndax def nga bilan bi tey jii nii boo toogee fàttaliku fi mu tàmbalee ak fi ñu yëf yi yóbbee ndax jaroon na ko parce que daam bu ñu la déggee ngay wax gis la ci biti ngay manifester ngay xeexal Ousmane Sonko xeexal Pastef xeexal démocratie te bu la nit ñu bëri gisee dañu am fitu génn topp la tey jii loolu noonu yëpp ak tout ce qui s'est passé ak les pertes en vies humaines yi ñu enregistré ak casse yeeg yooyu noonu boo toogee toog sa conscience est-ce que amul looy reproché wu. non sant yàlla xamul tax parce que man damaa jàpp ne bu dee am nañu am problème de conscience. mooy ñi nga xam ne ñoo provoqué lii. ñun provoqué wuñ parce que ñun mosuñoo sànni xeer mosuñoo def leen naam ci manifestation bi provoqué nañ nit ñi bañ dem di yàq ay magasin ak di def ay yàq ay station loolu am na. mais émeute boo ko créé doo xam fu parce que olof sax dañ ne ay du yem ci bopp borom. mais ña ko provoqué parce que man du ma jël conséquences yi xale yi dugg ci magasin yi di toj loolu conséquence la mais lu ko indi mooy préfet Dakar ak ñi mu àndal d'abord ba ñu njëkkee provoqué mooy procédure justice bi ni mu jaare woon di jéem a jëli comme mbalaanu kiiraay nga ne sa yoon nekku ci mbalaanu kiiraay dem provoqué ni mais nee nañu mosuñu koo jéem a jëli mais non dégg ko lu ñu fa doon wuti rassemblement bi lañ bëggoon tas rassemblement ba lañ defa tane parce que teewul nit ñi rassemblé nañ ba noppi yàq nañ kon nag bàyyi woon nit ñi rassemblé moo gënoon loolu du wax loolu lay la wuti wuñ fa woon dara parce que gis nañ fi bërki Dembo Njaay koo xam ne dajale na nee na lu mat ab stade ba mu fees jël ki militant loolu du rassemblement donc man li ma jàpp mooy te feebar bi jeexagul nee nañ ñoom allégé nañ yenn mesures yi mais teewul nañ loolu mooy différence waaw donc liy différence bi mooy feebar bi jeexul kon nag ñooña la dajaloo ci stade boobu dajawul keroog cité kër góor gi di jéem a protéger seen leader keroog bu ñu leen bàyyi woon ñoom kese bu 9h jotee wala 10h ñu gis ni gendarmerie ñëwuñu kon kenn jël siwu ko ñëpp tasaaroo ñibbi mais état tamit du toog di xoole rek waaw non waxuma toog di xoole c'est-à-dire que ñoom dañ faa wër woon a dem loolu mooy dëgg beneen bi mooy li andi cooli mooy bi Ousmane Sonko ne day wuy ji juge 8e cabinet ñoom ñu mel ni li Ousmane Sonko changé stratégie ni woon wuy jiwul ba mu jàgg mu ne day wuy ji dafa mel ne loolu da leen a découragé ñu xool ni kon sunu plan yàqu na léegi nag ñu ne nañ ko provoqué pour que ñu jiñ ko leneen parce que xam nañ ni voilà ñu dem improviser lu bees dem ànd ak préfet Dakar ñu dagg cortège Ousmane Sonko bi jëmoon tribunal léegi nag jaay ko doole ne ko lii yoon ngay jaar doo jaar wee pour provoqué ko nit ña taxaw ñu xeex léegi ku tooñ ki tooñ kay mooy ki ñëw ki nga woo mu ni léegi damaa bañoon
mais léegi nangu na maa wuy ji. doo ko bàyyi rek mu dem wuy ji ak yoon mu mën a jaar nga encadré ko mu dem. sa gis-gis ndax Macky Sall lâché na prise. ah moo gën ci moom de lâché prise xamu tax. parce que fukki bakkan ak. ñett wala ñeent wala ñeent nee nañu am na ko doole ko muy fukki bant ak bakkan ak ñeent loolu rëy la ci réew. man jàpp naa ne sax te loolu moo doon sama position au début. que président bu def loolu mënatoo jiite réew mi. fi mu toll nii boo gisee boo waxee ku waxal yàlla xam ne sénégalais yi dañoo mere président de la république loolu moom xam na ko. mais lu tax nga naan mënatul jiite réew mi il a été élu pour un mandat de 5 ans. Ouais, dans le passé gis nañu ay événements yoo xam ne yu gën a métti yi sax ñu bëri ñàkk ci seen bakkan. non doucement bu gën a métti bi yombul xam nga am na ñuy joxe exemple. pour la première fois manifestation bii am ci mbirum Ousmane Sonko mii musta am Sénégal encore une fois parce que li daan am bu njëkk benn région kese la daan am muy Dakar. mu rey ay nit bii yoon rek lañ gis plusieurs régions pour ne pas dire toutes les régions. ñu gis nit ñi taxaw di xeex ay village sax di marche même bu dee nit ndeewu fa. kon nag man jàpp naa li xew nii buñ ko méngale ak li fi daan am capital la daan am muy ay mai 68. ak les événements de 62 63. yooyu yëpp boo leen jëlee daawul nekk yaatu ci réew mi yëpp mais bii yoon bitim réew ña ngay marche. réew yu bari ci bitim réew ay boo leen jëlee bugguma lim diaspora bi ñu ngi doon marche di taxaw di mobiliser wu différence ba rek la tax ay dee amu fa mooy ñoom réew yan nekk comme dafa am démocratie dañ leen a bàyyi ñu encadré leen ñu manifester te pourtant feebar bi fa la gën a bari waa léegi kon Sénégal gii luy tee ñu bàyyi woon nit ñu manifester kon ñi dee bu amee tey jii koo xam ne moom moo war a tëdd ba guddi te du nelaw mooy njiitum réew mi ak ñi nga xam ñoom la àndal ndëf parce que la police et la gendarmerie ci ndigalu président de la République la ñuy dox ak ñi nga xam président de la République moo leen fal. ñu ñëwaat ci seen jàkkaarloo ak xalifa général des mourides dégg naa ñu ne da ngeen ko ne nangu ngeen bàyyi lépp nangu ngeen toog bu fekkee ne président Sall maanaam ñu veiller à ce que mu respecte constitution bi bañ a xalaat ay yëfu troisième mandat gi mel da ngeen waxtaan ak sëriñ bi lu mel noonu. effectivement bi ñu demee ci sama kàddu ci turu coalition citoyenne le peuple bi ma jëlee. am ngeen fit de. mais non amuñu fit dañuy nekk suñu rôle loolu suñu rôle la. maanaam nee naa la sànq ñun société civile suñu rôle mooy ñu veiller à ce que ñëpp yem ci mbir bi. ku ci nekk sa àq sa yelleef ñu jox la ko. ñun nag bi ñu toogee xalif général des mourides noonu lañ ko waxee tamit moroomu xalifam yépp ni leen ñun li ñu bëgg mooy jàmm ci réew mi. jàmm ci réew mi nag li koy jur mooy bi ñu tegee ci suuf lii nga xam moom lañ doon jéem procès ñun suñ sañoon mu am de comme ni ko Ousmane Sonko waxee. waaye comme ñëpp xam nañ ni la taxoon ñu koy tuumaal moom féete na boor léegi li des mooy ñu xam kan moo nekkoon ci ginnaaw complot bi xam nga complot bi moom léegi leer na adduna bi yëpp. maintenant nag kan moo nekkoon ci ginnaaw complot bi procès bu amoon dina leer. maintenant loolu moo tax ñun procès am bañuñu ko parce que procès bi dina leeral kan moo nekkoon ci ginnaaw soxna soosu doon tuumalaate te moom sax tey mu ni pare na ci. kon man jàpp naa ni loolu am na solo pour ñu def procès bi. pour xam ñan ñoo tax parce que fukki bakkan ak ñeent rot. kooku waruñu koo fàttee noonu maintenant ñun li nu jàpp mooy li nu wax lu leer la dañ ni réew mi buñ bëggee jàmm am fi. dañuy fexe ba lépp jaar yoon léegi nag lépp jaar yoon mooy président de la république constitution bi moo ni mënoo am ñetti mandat yu tegaloo am na ñaari mandat fukki at ak ñaar moom la fi war a jiite sénégalais yi muy juróom ak juróom-ñaar léegi yëf yi juróom-ñaar ak juróom. muy fukk ak ñaar loolu la war a am ci mandat yu tegaloo mënta am ñetteel loolu la ñu wax xalif général ne ko suñu sañoon nga moom naam. nee na léegi musta wax ni day wut ñetteelu mandat nee na musu koo wax. waaye nag li gënoon a simple mooy ma ni duma mos a laaj ne damay xëccoo ñetteelu mandat parce que aw ma ci droit mu leer nañ Sénégal. gépp leen xalif bi tontu bi ngeen ko waxee loolu. beneen bi nag ca laa ñëw ci tontu ba. beneen bi tamit mooy élection yii nu jëm incha allah ak bu mu ci mën a doon muy local yi di législative yi di élection présidentielle yi ñu jëm. lépp jaar yoon mooy fichier bi dañoo bëgg ñun te ñun coalition citoyenne le peuple dañoo am expert boo xam ne fii la dëkk Sénégal. nekk un expert international boo xam ne. wóolu ngeen ko réew yu bëri koy woo mu leen di càmbaral seen fichier. te ci ñun la bokk. dafa bokk mooy le camarade Boubacar dafa bokk ci coalition citoyenne le peuple boo xam si moom ci fan yi ñu jëm. daan leen woo yéen journalistes yëpp ngeen ñëw mu présenté nan lañ war a càmbare fichier bi pour mu jaar yoon benn mais avant ñu ñëw ci loolu. mooy fichier bi ce n'est pas seulement rek le fichier tel que ni nga xam ne moom la tëddee ni ñu xool ma jaar yoon mais l'état civil au Sénégal parce que dañoo gis ci élection yi fi jaaragum depuis 2007. ñu gis ay régions yoo xam ne bariwul ay nit mais ñu bari électeurs am ay régions yoo xam dañoo bari ay nit te bariwuñu ay électeurs muy ay problème dama la jox benn exemple xam naa koo xam ne mi ngi ci 63 ans actuellement. dafa dem Thiès la dëkk dem di jëli extrait ñu ne ko léegi yow mi nga xam ne depuis ba ngay nekk
CM2 ba léegi yaa ngi am say extrait ñu ne la léegi sa extrait boobu baaxatul parce que am na beneen tur bu ñu ca bind yéen ñaar ngeen bokk numéro extrait yooyu ay mbiru élection moo ko indi kon nag yooyu muy état civil bi ñu xoolaat ko. am na solo binduwaat bindu bu bees am fichier électoral bu bees am tëralinu élection yu yees yu jaar yoon ba nga xam si képp kuy xëccoo sa xel dina dal ki nga xam ne moom la Sénégalais yi wuulu ñii dëkk Sénégal la ñii dëkk bi diw te en 30 secondes fal kin bëgg a fal. en 30 secondes nangu nga nekkoon loolu yëpp amal ko dana dàq élection yi ba 2022 ni ko gars yi waxee. waaw mais expert boobu ma lay wax moo nañu bu ko présenté Sénégal yëpp daan gis ne dàq ay juróom-ñetti weer ak juróom-ñeenti weer ay tappale la soxlawu ko mën nañoo càmbar fichier bi ci lu gaaw. ubbi ci délai bu gàtt boo xam ne daañu mën a organiser élection yi te du tax sax ñu def ay 2022 ak ci 2020. en 30 secondes lu leen xalif bi tontu bu ngeen ko waxee candidature président Macky Sall. xalif général de Tidiane nee na li mu bëgg mooy ñun lii ñuy sàkku nan ko sàkku ci dal buñ ko sàkkoo ci dal nag léegi moom jàpp nañ ci am ndam moom nag waxam da ngay xóot xel pour mën koo comprendre li mu wax ñun xam nañ ne dane buñ ko sàkkoo te teg ko ci dëgg nañ ko sàkku ci dal buñ ko sàkkoo ci dal daañu ci am ndam loolu nag xalaat bu rëy la wax foofu te ñun liñ ci jàngat mooy intérêt Sénégal mooy jàmm am fi te pour jàmm am fi mooy ki am jiite na réew mi te mënatul a nekk candidat organiser ñu processus électoral mooy tout le processus électoral depuis l'état civil jusqu'à la déclaration des résultats le jour du scrutin lépp jaar yoon ñu bañ a boddi kenn bañ a jaay doole kenn lépp tegu ci dëgg bu ko defee képp ku Sénégalais yi wóol rek ñu fal la. sant nañ la bu baax jàmm daal di am ci réew mi. jërëjëf Dame Mbodj ñu ngi koy sant bu baax a baax c'est un plaisir de le recevoir Dame Mbodj membre coalition citoyenne le peuple yéen tamit jaa ngeen jëf daje suba ak jàmm kon ak beneen invité 7TV Soir merci beaucoup.